ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéenay suivre chaîne bi di Xalaat TV ñu leen di dalalaat ci seen nouvelle vidéo tey nag ñuy waxtaanee ci manifestation bi collectif aar li ñu bokk organisé woon ci àjjuma ji ca place de la nation ñu gën ko xam ci place de l'obélisque mu nekkoon ab manifestation bu ñu organisé woon ngir ñaawlu contrat pétrolier yi Macky Sall accordeel Franck Timis te Aliou Sall di rakam laale ci dossier boobu noonu waxoon nañ ci ak ay vidéo yu weesu mun ngeen ko xoolaat pour ñi nga xam ni jotuñ ko woon gis mun ngeen ko itam visionné waat ngir amaat ci lu gën a leer mais li ñu intéressé tey mooy li xew ci àjjuma ji maanaam ay sénégalais ay citoyens yu bëggoon manifesté wu ci anam gi ñu yoree seen koom-koom seen alal di gaz bi pétrole bi ñu ne leen du ngeen ko fi defee ndax lan da ngeen di yee fitna ci réew mi ay fukki doomi aadama ñu tegul leen loxo ñu ràññee ci Aliou Sané Simon Thiat ñu bokk ci mouvement Y'en a marre Guy Marius Sagna di activiste bokk ci France Dégage ak yeneen activiste ak ay acteurs politiques te ñu ci bari sax libéré nañ leen ci guddi gi. amoon na itam ay blessé signalé nañu ne am na ñetti ndaw yu ñu évacué woon hôpital fii ci Dakar ñu ngi wax tamit ak benn jeune manifestant bu ñu laal ci Ziguinchor. am na itam yeneen mbir yu xew yu ci mel ni ay coupure d'électricité fii ci Dakar ak ci yeneen région yooyu yëpp dinañ ci ñëw ci vidéo bi. li ñu mën a jàpp nag ci manifestation bi mooy ni collectifu aar li ñu bokk waajale woon bés bi ngir amal seen manifestation noonee la Macky Sall moom itam jël ay matukaayam ngir manifestation boobilee bañ a am. preuve bi mooy biñ ne ëllëg la manifestation bi maanaam alxamis lu ëpp téeméeri élément yu bokk ci police la ñu yóbbu sur le terrain te boolewuñ ci force de l'ordre yi nga xam ne ni dañu civilu ñoom ñooñee war a infiltrer doomi aadama yi. loolu ci veillu manifestation bi la bisu manifestation bi maanaam ci àjjuma bi ñu occupé bépp yoon boo xamante ni doomi aadama mën na fa jaar ngir dem place de l'obélisque. loolee liñ ci jublu mooy nit ñi nga xam ne dañuy bàyyeekoo ci gox yi jege fi manifestation bi di amee ñu bloqué leen ngir ñu bañ faa yegsi moo xam lu ko bàyyeekoo rond-point RTS Point E marché Colobane ak ay yeneen yoon yoo xamante ni doomi aadama mën na fa jógee foofee fépp ñu contrôler ko teg fa ay takk der ngir empêcher doomi aadama yi fësal seen naqar fësal li leen métti ci biir réew mi. mais loolee lépp terewul nit ñi génn nañ wane li nga xamante ni mooy seen nakar ci affaire Petro-Tim bi parce que ñoom nguur gi li ñu jublu woon ci mbir mi mooy wane ni réew mi dara xewu fi maanaam sénégalais yi coow li muy bëri mbir mi intéressé wu leen mais sénégalais yi ci boppam génnoon nañ ci lim bu takku te pare woon nañ ngir manifester bu dul woon li ñu def àdduna gépp dina gis sénégalais yi nga xam ne génn nañ ngir fësal seen nakar li xewoon kay mooy dañ leen bloqué ci quartier yi nga xam ne ñoo wër place de l'Obélisque ñoo wër Colobane téye leen foofu noonu loolee di liggéeyu gouvernement bi fi ne ci ndogalu Macky Sall bi nga xam ne mën nañ ko jàppee comme ab dictateur. maanaam moom Macky Sall dafa jàpp ni dinaa def lu ma neex ci biir réew mi ak sama njaboot ak sama parti ak ñi ma wër mais kenn du ci wax képp koo xamante ni wax nga ci rek ma sàqal la pexe boo ko waxee ci média yi ma topp la ci yoon ne da nga def offense au chef de l'État boo manifester ma wàccee takk der yi ngir ñu tasaare leen. Macky Sall dafa bëgg moom sénégalais yi bëgg leen nag jàppee ay jaam te gënu leen nag mais na xam ni xoxotal bi nga xam ne ni moom la nam amal du jàll parce que sénégalais yi rawatina nag ndaw ñi tey la ñu gën a taxaw tey la ñu gën a déterminé wu ngir jàmmaarloog moom pour que mu delloo ñu suñu alal ji nga xamante ni moom la bëgg a luubal moom la bëgg a sàcc moom ak rakam. buñ ci noppee dañuy ñëw ci aspect bu am importance te mënuñu ko bañ a wax muy droit de manifestation fii ci Sénégal. il faut que sénégalais xam que ni manifestation maanaam ñaxtu du loo xamante ne nii da ngay xaar autorisation jóge ci benn autorité. bu fekkee ni da nga am loo bëgg a fësal ci naqar wala ci ab mbir rawatina nag mu nekk ab manifestation boo xamante ni manifestation pacifique la maanaam yow xeexoo woote woo nit ñi sànnante ay xeer wala yee fitna ci réew mi yow da nga ne da ngay woo nit ñi pour ngeen def manifestation pacifique taxaw wax lu leen métti nit ñi tasaaroo dem seen yoon. loolu boo ko bëggee def lenn rek nga soxla mooy bind ab lettre te lettre boobu noonu solo si mooy lan ñu prévoir force de l'ordre ak sapeur pompier yi nga xam ne nii ñooy encadrer doomi aadama yi aar leen ba bisu manifestation bi du am dara lu leen dal lettre bi loolu mooy soloom
préfet waru ko interdire pour manifestation boobu am gouverneur waru ko interdire ministre de l'intérieur waru ko interdire. donc manifestation bi ñu aaye aljuma gi du lenn lu dul jalgati yoon parce que loi sénégalaise yi moo may képp kuy citoyen nga mën a manifester saa yu la soobee loolu dafa leer. te li gën a reetaan lu ci affaire manifestation yi mooy ñi nga xam ne ñoo koy aaye tey muy Macky Sall ak ñi mu àndal ñoo fi newoon diggante 2010 ak 2012 place de l'Obélisque di ñaawlu aaye ñi aaye manifestation yi fii ci Dakar. loolee li muy wane mooy nguur ni muy doflooyu doomi aadama maanaam ñoom nguur da leen dofloo naaguloo leen yow li nga considéré comme injustice maanaam loo xamante ni dëppawul ak yoon démb tey moom nga jàppee lu gën lu tax parce que say intérêt cote ngay xool sa intérêt njaboot sa intérêt parti ak naka ngay desee ci bopp nguur gi loolu kese moo leen intéressé gëmuñu dara ci li ñuy wax parce que ku ci ne rek boo xoolee démbam la mu doon wax démb ak li muy incarné tey dafa wuute. beneen remarque bi ñu def ci bésu manifestation bi di àjjuma mooy courant bi dañ ko coupé ci gox yu bari fii ci Sénégal parce que comme ni ngeen ko xamee manifestation yi dañ ko organiser woon ci région yu wuute ak sax bitim réew parce que France amoon na manifestation te foofu sax problème amu fa woon parce que dañ ko autoriser woon mais fii ci Sénégal dañu seetlu ab sabotage boo xamante ni gouvernement bi moo ko fi teg ngir nasaxal bésu manifestation bi mais loolu ñun duñu bett lu tax duñu bett parce que yéen a ngi fàttaliku guddi gi ñuy libéré Karim Wade guddi googu noonu connexion internet demul woon dañ ko saboté woon boobu itam lañ ci jublu woon mooy information boobu noonu bañ a circuler rapidement ci réseaux sociaux yi parce que yaakaar nañ ni bu ko sénégalais yégee rek gars yi mun nañ improviser ay manifestation ci guddi gi te amaana dëkk bi dina tàng guddi googu noonu. donc xeetu perturbation yooyu noonu du loo xamante ni c'est naturel wala du seen tayeef ay mbir la yoo xamante ni état bi moo koy programmer saa yu sentiré que ni am na benn affaire bu sensible bu xew ci biir réew mi te mën a yëkkati naqaru population bi maanaam ñoom bu dee wàllum liggéey ay yaafus la ñuy nekk toog banque seeni loxo mais bu fekkee ni def ay njuuj njaaj ay maguy ay mbir yu jaarul yoon ay sabotage ñoo ci mën kon ñoom li ñuy def ñoo ko tey. pour mu leer ci bépp sénégalais coupure courant yi ñu nemmeeku ci bésu manifestation bi du lenn lu dul ay stratégie pour empêcher sénégalais yi suivre situation bi nga xam ne mi ngi xew ci bésu manifestation bi ci médias yi comme ni mu doon amee ci temps Ablaye Wade parce que jamonoy Ablaye Wade nit ñi dañ doon déglu rajo di seetaan télé di xam situation yi fu mu toll te boo xoolee loolu danaan inciter nit ñi ñu wàcc ci terrain bi parce que tey da ngay déglu rajo wala nga seetaan télé ne manifestants yi ñu ngi leen di def lu métti loolee day révolter yenn sénégalais yi ñu génn seen kër yi dem jàppale ñeneen ci terrain bi di xeex parce que sénégalais comme ni ñu koy waxee day sot léegi nag genre réaction yooyu noonu la ñu bëgg éviter moo tax ñu saboter courant bi pour que nit ñi bañ a xam lan moo xew ci réew mi jamono jooju noonu mais lu mën di xew rek xeex bi moom day wéy parce que li ñëpp bokk duñu bàyyi ay baadoole yi nga xamante ni dañu xiifoon démb tey ñu bëgg profité ci nguur bëgg koo aakimoo ak seeni njaboot duñ ko mës a nangu li ñu mën a def ci yee askan wi dinañ ko def bu jaree itam wàcc ci terrain bi daañu def ay sacrifice parce que du benn jëmm moo ñu intéressé mais intérêt réew mi di Sénégal moo ñu ñor parce que mbirum pétrole ak gaz bi nga xam ne moo lëmbee réew mi jamono ci du ñun sax ñoo ciy bénéficier wu lu ëpp ñi ciy jëriñoo dëgg-dëgg mooy suñuy doom ak suñuy sët donc buñ ko réglewul jamono ji suñu doom yooyee ak suñu sët yi ñëw dinañu mere comme ñun ni ñu meree suñu maam yi nga xam ne ñoo ñu doon jaay tubaab yi ak ñi nga xam ne ñoo doon complot colonisateurs yi ngir xeex suñu jàmbaar yi wala suñu buur yi te fii ci Sénégal foog ñu am culture maanaam caadawu def ay mbir pas pour ñun ñu jëriñoo ci mais pour génération yi nga xam ne ñooy ñëw foog ñu am culture boobu noonu maanaam bu ñuy def dara ñu bañ ci xaar ñun lan lañ ciy am wala lan lañ ciy gagné déedéet mais nañ ko def pour ñi nga xam ne ñoo ñëw ëllëg parce que loolu daf ñu mus a tardeel ñun tey boo xoolee suñuy maam dëgg la am na ci ay jàmbaar mais ñu ci bari liggéeyuñ ngir ñun tey liñ fi mën a jëriñoo tey li Ablaye Wade def ci ay chantier luñ ko mënti waxal ak loo ko mënti xarab lim fi def ci ay chantier ci ay réalisation bu ko fi Senghor defoon en 1960 wala Abdou Diouf def ko fi moom bu ñëwee ci leneen lay jublu
keneen ki ci topp def leneen kon dañuy dépasser stade bi boo xoolee Ablaye Wade looloo tax ñu dibbee woon ko le visionnaire dafa ñëw teg ay chantier def lépp donc foog mu am ñoo xamante ni dañuy tabax ëllëg préparer suba pour que génération yi ñëw bu ñu ñëwee bañ a sonn nañu nekk sarax yi comme niñ koy waxee nañu nekk ñi nga xam ne ñoom la ñuy sacrifier mais ñi nga xam ne ñoo ñëw suba na seen dund rafet na seen dund jaar yoon. te loolu nag li koy faj mooy jàkkaarloo nguur gi nga xam ne moo fi ne njabootu Macky Sall bi nga xamante ni nii bëgg nañ ndax saayal loolee suñu borom indil ñu ci xewal muy pétrole ak gaz ak yeneen ressources ñu goqi pétrole gi nga xamante ni bëgg nañ koo guux ngir suñu doom yeeg suñu sët yi ëllëg bañ a am li ñuy xeebee. waruñu nangu ku ñu nax di ñu gëmloo ni pétrole experts yi kese ñoo ci war a wax ñi ñuy dippee ay expert du leen lu dul kuy def ay gëstu. yow mi nga xam ne tey sa jàng soriwul bu fekkee ni yaa ngi def ay recherche di gëstu expert nga parce que xam nga ci dara ay recherche la ay investigation la d'ailleurs def nañ ay vidéo yu simple yu yomb a comprendre ci contrat yi nga xam ne nguur gi signé na ko ñeneen itam def nañ ñu ni mel ba tey ji ki nga xam ne daara la génnee moom mi nga xam ni nguur gi prévoirul bind contrat yi en arabe leeral ko ci arabe pour ki nga xam ne moom arabe la jàng wala alquran liir ko xam li ne ci biir kookee ñu xamal ko lan la nguur gi di def ci suñu ressources yi moo xam pétrole ak gaz ak lépp loolu lépp expliqué nañ ko pour que nit ñi xam parce que sénégalais yi foog ñu xam bu ñu nangu ñu ñuy réeral dañu bëgg a gëmloo que ni pétrole daal experts yee ci war a wax wala ministres yee ci war a wax wala ñi nga xam ne loolu lañ jàng loolu amul fenn ab mbind la ay këyit la ci ab làq lañ ko bindee làq boobu nit ñi jàng ko xam lañ ci tënk ñu koy expliqué nag sénégalais yi mu leer seen bopp bu ñu nangu ku ñu nax donc nañu intéressé wu ci mbir mi parce que suñu yëfa aar li ñu bokk mooy slogan bi ku ci nekk na ko def ab mbiram parce que contrat yi bis bu jaaree yoon Sénégal renégocier contrat yi ci anam gi mu waree même ki nga xamante ni liggéeyul chômeur yi dañuy gis seen bopp ci biir réew mi moodu yeeg faatu yi ñi nga xam ni ñàkk am yaakaar ci réew mi moo tax ñu dem daani seen doole bitim réew ngir lan dimbali seen i njaboot waajal ëllëg seen i doom ñooñee dañuy dellu si waat ci réew mi parce que réew mi day neex parce que itam lu waay mënti wax dara dàkkul nga nekk sa réew di ci gagner sa vie di am xaalis di liggéey di daan sa doole ba pare nag jege say njaboot jege say mbokk dara dàkkul loolu. donc ak pétrole bi bis bu jaaree yoon ak gaz yi yeneen ressources yi nga xamante ne nii dafa gu jaay vidéo loolee lépp bis bu jaaree yoon réew mi ñëpp dinañ ci gis seen bopp képp kuy sénégalais di nga gis sa bopp ci réew mi. loolee tax ñuy def ay vidéo di ci wax pour que nit ñi comprendre lan mooy enjeu yi. donc vidéo bi tey loolu la woon ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf.